www.sangatv.com. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fës ndaje mu yaatu mi ñu jagleel njàng mi ci àdduna wërngal këpp kon door na jamono ji may wax ak yéen ca centre conférence Abdou Diouf bu Diamniadio ndaje moomee nag réew yu bari kon teewe ko ña ngay xàccandoo nag ngir yokk koppar yi nga xamante ni moom la ñu jagleel njàng mi ci seenub réew conférence boobee nag di xaar itam njiitu réew bu France di Emmanuel Macron mi yegg si niki démb ci Ndakaaru moom ak njiitu réew bu Sénégal di Macky Sall ñoo fas yéene kon sekk boobee conférence Emmanuel Macron nag jamono ji may wax ak yéen tamit ma ngay amal ab nemmeeku ca train express régional ak benn daara fii ci Ndakaaru bu ca jógee nag ca lay doog a yegg kon fële ca centre conférence Abdou Diouf bu Diamniadio procès bu Khalifa Sall dàq nañu ko ba juróomi fan ci weeru février attekat bi nag di Malick Lamotte mboolem lu avocat yi doon sàkku de leen ko lankal ba mu des nag yenn kon ci exception yooyu bokk na nag ci procès boobee bañ a niil Oumar Gueye di jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug napp gi nee na nag mboolem mool yi nga xamante ni nii dañu leen teg loxo ci Mauritanie daañu leen bàyyi na mu gën a gaawee jëwriñ ji nag ne teg ci ne li nga xamante ni moom mooy seenub jumtukaay tamit daañu fexe kon ba ñu jot ko kàddu yi nag mu ngi ko yëkkatee ca diwaanu Ndar ba mu yeggee rek njaalam njabootuk mool boobee ñu faatoon ca Mauritanie ci ay bis bi moom nag njiitu réew mi Macky Sall la fa teewali woon beneen ponk ci biir xibaar yi muy centre cardio-pédiatrique Kouémo daloon nañu ko démb Kouémo nag di centre bi nga xamante ne nii moom mooy taxawu tout tànk yi di leen faj ci wàllu xol mooy centre bu njëkk ci Afrique sowu jant jot naa nag kon opéré ci xale lu tollu ci téeméer ak juróom fukk ak ñeent opération bu nekk nag jàpp leen ni ñetti million la ak juróomi téeméeri kon million juróomi téeméeri junni ci suñuy koppar mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi léegi. dali nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ma ko waxee woon ci ponk yi ndaje ma nag door na muy ndaje mi ñu jagleen nag njàng mi ci àdduna fële la ci centre conférence Abdou Diouf bu Diamniadio Aminata Mbari Sow ma nga foofee Aminata Mbari Sow nuyu naa la. fay naa la Fatou Kelle. Aminata Mbari Sow ni ma ko waxee rek yaa ngi foofee ci ndaje mi ay réew yu bari nag ci àdduna bi teewee ko ndax mën nga dellusiwaat rek ci solos ndaje moomu. waaw solo ndaje moomu boo ko dégloo rek mooy maanaam dëkk yi nga xam ne ñoo cinq continents yi ci àddina bi yëpp ñoo ko teewee ndaje bi nag jàpp nañ ne dañ ci war a andi ay xalaat waaye tamit dugalaat xaalis bu bëri jagleel ko wàllu njàng mi ndaxte ñoom jàpp nañ ni donte ñu ngi def ay jéego ci wàllu woowee waaye ba léegi am na ay xale yoo xam ne ñu ngi toog mënuñu dugg école mënuñu jàng te loolee lépp nag ñoom jàpp nañ ko li ko waral mooy ñàkk xaalis donc dañoo war a gën a taxawaat boole seen doole ngir dugal xaalis bu mat sëkk ngir xale yëpp mën a jàng ci loolee jàpp nañ ni bu ñu génnee ci ndaje mi bëgg nañu daje li toll ci 1500 milliards ci suñu koppar loolee nag addina gi yëpp ku nekk da ngay dugal sa loxo ci sa gafaga ngir ñu mën a am xaalis bi le toll su ko defee xale yëpp mën a am ci njàng mu mucc ay yëpp njàng moo xam ne tamit njàng de qualité la donc ndaje mi bi mooy ñetteelu yoon ñu koy amal atum ren nag Sénégal moo koy amal boole en partenariat ak groupe bu France loolee waral sax ñu ngi xaar njiitu réew mi mu ànd ak kii di président bu France di Emmanuel Macron ñu ñëw daal di tëj ndaje mi nga xam ni mu ngi amee fii ci centre international Abdou Diouf. ma nga ko ñu koy jaajëfal bu baax Aminata Mbari Sow ni nga ko waxee nag kon noonu la njiitu réew bu France di Emmanuel Macron mi nga xamante ne yegsi na démb ci guddi ci Ndakaaru moom war na teewee kon ndaje moomee moom ak njiitu réew mi Macky Sall wax nga ko sànq itam ndaje moom nag solo si mooy fexe rek ba dajale koppar yu tëre ngir nag dugal ko ci njàng mi ñu ciy xaar nag lu toll ci junni ak juróomi téeméeri milliards jëwriñ ji di Serigne Mbaye Thiam wax na ci démb nee na nag li ci gën a am solo mooy koppar yooyu nañu xam daal nu ñu koy téye su ko defee nag ñu mën a am ay résultats yu baax ci wàllu njàng mi ñu teewlu ko moom jëwriñ ji dénk wàllu njàng mi Serigne Mbaye Thiam ci micro Mame Biram Diouf.
mooy koppar yi nga xam ne dañuy xaar dama bëgg ëllëg ñu bañ a wax ne lu mat junni ak juróomi téeméeri milliards dugal nañ ko ci njàngum Sénégal koppar boobu pour àddina bi yëpp la partenariat mondial bi mu jël koppar bi pour àddina bi yëpp la léegi koppar boobu muy junni ak juróomi téeméeri milliards moom la ñuy xaar pour mu dugg su duggee dafay ñëw yokku ci koppar bi nga xam ne réew bu nekk moom nga war a def ci sa budget day yokku tamit ci koppar bi nga xam ne tey jii réew bu nekk mën ngaa am ak say partenaires yi nga am maanaam réew yi ngay jëfandikoon ñoom tamit ñu indi financement ci sa réew du loolu rek moom la ñuy jëmale éducation loolu day ñëw yokk ci leneen li nga xam ne moom la ñuy def ci réew mi fii nag ci Sénégal ci xaalis boobu at yi passé partenariat mondial lu mat juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar dugal na ko ci njàngum Sénégal juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar yooyu nag partenariat moom du ñëw fii di ko saytul boppam di ko doxalal boppam daf ko réew bu nekk day tànn koo xam ne kii moom la fa óolu fii banque mondiale la woon moom lay jox alal ji banque mondiale nag di seet nan la koy doxalee ak Sénégal. ministère éducation nationale ku fa ñëw danañ la wax région par région département par département classe yooyu ak école yooyu fan lañ ko tabax loolu mooy lu leer parce que dama bëgg a wax ne xaalis boobu suñ ko ci dugalee at mu jot partenariat mondial day jël benn cabinet d'audit mu ñëw auditer wax xaalis bi fan la aw banque mondiale ci boppam tamit taxaw ci. li jiitu nag ndaje mi ñu jagleel kon njàng mi démb ci alxames ji am na ay délégation yoo xamante ne nag dajaloo woon nañu ñoom it di xalaat daal ci wàllug njàng mi la ca gën a am solo ci ñoom mooy njàngum xale jigéen ñi ndax nee nañ dañu seetlu ni xale jigéen ñi bu ñu duggee école itam dañuy teel a bàyyi école te loolu mu nekk loo xamante ne lu ñu war a xeex la ñu teewlu ci Serigne Saliou Dione moom bokk na ci ñu kon organiser sommet boobee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mambiram Diouf. yàq jàngu jigéen dafa yàqul jàngu góor jigéen dafa gën a vulnérable côté boobu ndax da ngay gis cas yu bari da ngay xale bu jigéen bu commencé jàng dem ba am xaj na 12 ans 13 ans lu mel ni ëmb dab ko kon ñun fekkee ni dañu ni rek école baa ngi noonu rek na xale yëpp dem rek yem foofu rek kon yaakaar naa ne bu deful ndànk góor ñi dinañ jàng mais xale jigéen duñ jàng ndax li yàq jàngu jigéen dafa yàqul jàngu góor lu mel ni comme même gis mbaax rek am nañ xale jigéen yu bari yoo xamante ni bu ñu gis mbaax duñu mën a dem école ndax école ba xaj ne amul ndox amul condition yoo xamante ni wala sax xaj ne daam kersa dafa dem kon yooyu yëpp ñun la ñuy xool daal lépp loo xamante ne daal ay lu ñu mën a jàppale jigéen ñi ay action spécifique lay doon yoo xam ne moom pour jigéen lay doon ndax il faut que mu am kon ci muy jëm ci mbirum yooyu ñuy wax am ñoo xam ne foo demee yenn école dañuy joxe ay serviettes hygiéniques di ko jox xale yu jigéen ñi pour ñu mën a jàng kon daal il faut que daal vraiment ñu gën a jàppale xale yu jigéen ñi non seulement dem école rek inscription benn mbir la mais compléter cycle bi dafa am solo bu ñu ko dañ daan wax naan 6 ans primaire mais léegi dañ daan ba 10 ans au minimum dañu xam ne bu dem école tey war ngaa mën a compléter au moins 10 ans mooy juróom-benn atu primaire yi ak ñeenti atu collège. luy tànk njiitu réew bu France Emmanuel Macron dëgg-dëgg ci Sénégal mooy laaj bi samp loolee nag kii xam-xama màcc ci wàllug koom di Souleymane Astou Diagne moom tontu na ci nee na nag français yi seen ñëw ci Sénégal du dara lu dul rek bëgg a tegaat tànk ci marché sénégalais bi ci seetlu sax nee nañ ci Afrique rawatina ak Afrique sawjant marocain yi daanaka ñoo teg tànk ci marché yi te loolu doon na loo xamante ne léegi si français yi bëgg nañu ko kon jongante ak ñoom waaye li ci gën a am solo ci gis-gisam mooy bu fekkente ne France da ciy am dara itam fii ci Sénégal nañu fexe rek ba suñu réew tamit mën caa am dara ci boobee partenariat. Aminata Mbariso, Pape Sangone Mbaye. ñëw bi njiitu réew France di ñëw fii ci Sénégal bu weesoo aspect diplomatique bi wàllu koom-koom am na ci pàcc bu am solo. France dafa commencé gis ne en Afrique de l'Ouest ñoom ñu ngi perdre du terrain si wàllu koom li koy firndeel mooy dëkk bu mel ni Maroc dafa commencé di am doole trop si suñu économie di investir ci BTP investir ci électricité investir ci banques yi et loolu day tax français yi ñu ngi commencé di reculer. bu ñu sukkandikoo ci économiste bi moom jàpp na ni France boo gisee mu bëgg a ñëw Afrique dafa bëgg a wane place am ndaxte jàpp na ni Maroc mu ngi fi am place bu gën a mag place am boobule. Maroc actuellement également c'est un grand pays ba nga xamante ne boo demee dëkk bu mel ni Côte d'Ivoire Maroc la mu fay investir France investir ko donc ce qui loolu day wane ne que France mu ngi perdre du terrain et boo xoolee Maroc
boo jëlee Afrique yëpp Maroc Afrique de l'Ouest moo ko gën a intéressé ci yeneen pàcc Afrique yëpp. mu mel ni nag dëkk bu ci mel ni Sénégal war nañu gën a wane seen taxawaay. dañu war a fexe ba bu ñuy signé ay contrat ak ay puissances étrangères comme France ak Chine ak Maroc ak yooyu ñu fexe de sorte que ni ñuy xaajokoo bénéfice bi nga xamante ne moom la contrat yooyu di génne mu nekk la nga xamante ne ñun dinañ ci gis suñu bopp. suñu relation partenariale dañu war a insister ci transfert de technologie mooy suñu koom-koom ñun bu ñu koy lëkkaloo ak seen koom-koom dafa war a fekk ñoom ñu jàngal ñu ci yenn pàccu technologie ñoom yi nga xamante ne yor nañu ko. maanaam bu ñuy séddale bénéfice yi génne ci installation industrie étrangère yooyu le looloo waral économiste bi jàpp ne dañoo war a xoolaat ci yan anam ak naka la ñuy séddalee. ñu des ba tey ak tukkib nemmeeku bu njiitu réew bu France Emmanuel Macron ëllëg nag ci aseer ji ña ngi koy xaar ca diwaanu ndax moo leen nekk ca Guet Ndar ña ngay dundee yaakaar ci tukki googee ndax jàpp nañ ni xëy na seen i jafe-jafe yu ci bare bari dana leen wan gannaaw lu ca mel ne nag géej ga na muy nangoo yenn ci kër ya mbëkk ma lam ca jot a faat ñu ne mat na 200 ak juróom-ñaar fukk naka noonu it acteurs yi yëngu ci wàllu caada ba ci wàllu tourisme ku ci ne nag yaa ngi am yaakaar ci tukkib nemmeeku boobee Ousseynou Diop Habib Seck. ñetti fan ci weeru février bi am ak samedi la ñuy dalal Emmanuel Macron ci diwaanu Ndar Géej ñi yëngu ci wàllu napp gi cosaan ak aada ak touriste ñoom ñëpp nag am yaakaar ci président bu France. bi ñëw kenn umpalewul li nga xamante ne dana ko yàq si matériel ak di ko rey si nit ba léegi mën na si am solution ku sa njaboot di génn sa fit day dem bu dee dellu si sa fit day dem. Brèche baa ngi nii metti lool suñu doom yaa ngi dee ñoo ngi jéem a seet nan la ñu war a mën a àndal lëkkaloo ba stabiliser ko mu taxaw. Ndar doon première capitale bu Afrique occidentale française bokk itam ci moomeelu àdduna bi doomu Ndar yi la leen gën a soxal bokk na ci wàllu visite bi nañuy fexe ba aar lii du moomeelu àdduna bi. xam nga bâtiment yi dafa nekk bâtiment yoo xam ni bâtiment yu mag la pour réhabiliter que tamit ñi ko moom amuñu moyens yi amuñu possibilité pour def ko mais je pense que ak ñëw Macron bi nekk na boo xam ne mën nañ si profiter pour sensibiliser que pour mu vraiment jàppale ñu si pour que ensemble ñu fexe ba nga xam ni bâtiment yi nga xam ne tey ñoo ngi nekk en ruine yëpp ñu mën a seet nan lañ koy defaree. lu ëpp ñaar fukk ak juróom ci ay milliards ñu annoncé woon ko ci programme de développement touristique bu Ndar ñi ko seexoon di nguuru Sénégal ak nguurug France waaye nag ñi yëngu jëm ci wàllu tourisme ñu ngi xaarandi yeneen i ndogal. intérêt pour muy France muy beneen pays ñëw pour defaraat bâtiment yi parce que Afrique léegi toll na foo xam ne moom it ñëpp soxla nañ ko. ma ne kon naa ci profité tey li may jooy ma ñaan Eiffage bu fekkee mën nañu jàppale am na ay éléments wu suñu patrimoine bâti yu nga xam ne ñoom ñu ngi ñu ci jàppale ñu tabax ko wala ñu réfectionné ko mën nañu jàppale ba ñun ñu defaral ñu centre culturel bu baax. Emmanuel Macron war a ñëw samedi bi ci diwaanu Ndar Géej ndaje bi nga xamante ni war na ko amal ànd ceeg président de la République bu Sénégal Macky Sall doomu Ndar yi nag yaakaar bu rëy lañ ci am. niñ ko xewoon ci ponk yi procès bu Khalifa Sall ak mboolem nag ñu tuumaal ci mbirum kon caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru dàq nañu ko ba juróomi fan ci weeru février attekat bi nag di Malick Lamotte mboolem lu avocat yi doon sàkku di ay exception da leen koo lànkal ba mu des nag yenn yi bokk na nag ci procès bu niil dañ ci ànd ak Alassane Ba Diafara Ba. Il y a une exception de litispendance, il y a une exception d'incompétence, il y a une exception préjudicielle, il y a également la demande de liberté d'office et la demande de liberté provisoire articulée autour d'une offre de cautionnement. ab bloc d'exception yu bëri le juge bi dàq toll nañu daanaka ci fanweer Malick Lamotte mel ni kon jox na dëgg argument yu partie civile bi joxe wante taxut partie civile boobu yuuxu victoire. nekkul mbetteel ci ñun yaakaar naa aussi ne nekkul mbetteel ci avocat wu défense bi parce que werante bi li muy bëri bu ñu yeggee ci cappaandaw la dañuy ubbi code de procédure pénale et puis xool lu ci nekk naka lañ koy tontoo donc naka lañ koy tontoo mooy ni ko juge bi àttee tey loolu ñun bettuñu parce que dëppoo na ak li nga xam ne ñun loolu lañ doon laaj loolu aussi jàppewuñ ko comme victoire parce que pour l'instant yeggaguñ ci fi nga xam ne foofu la ñuy woowee réellement combat bi dañoo nekkoon ci buntu bi rek ñu ne dañuy dugg ñi téye buntu bi ne duñu dugg léegi tribunal àtte ne buntu bi ubbeeku na ñëpp nañ dugg comme ça ku nekk boo amee loo wax ku nekk boo amee looy prouver ku nekk boo amee looy joytu nga mun koo wax ci kanamu sénégalais yëpp ñu xam ndax ñun li ñuy wax dëgg la ndax ñoom li ñuy wax dëgg la ndax àtte final bi rek moo mun tax nit ne gagné na mbaa nit ne perte na. pour défense bi daanaka mbir yi demagut fenn
am na yeneen i exception yu des yoo xam ne vidé guñ leen yu ci mel ni exception de nullité bi nga xam ne daanaka day jeexal procès bi. mbir mi en cascade la maanaam par escalier la dafa am exception yoo xamante ni ñoom tribunal bi dañu décider dañ koy boole ci fond bi duñ ko évoqué gum léegi te exception yooyu c'est des exceptions qui sont très sérieuses comme ni ñu ko waxee nullité bi kenn évoqué wu ko nullité procédure bi maintenant bu ñu demee ba ci biir ba lundi ñu commencé débat yi ba finalement ñu décider mettre en délibéré dossier bi pour wax ni ndax ñoom ñoo def wala ñoom ñoo deful benn passage obligé foog ñu jaar fa mooy foog ñu ne ndax procédure bi baax na wala baaxul donc le débat reste entier ba tey la question de la nullité de la procédure qui est une question boo xam ne c'est très sérieux ba tey tribunal bi décidé gu ci parce que dafa estimer ni loolu da koy boole ci fond bi comme ça balaa muy wax ni ñii ñoo def wala defuñu mu régler question boobu ba pare doo ko wax ci condamnation éventuelle wala relaxation. procès bi ñu dàq ko altine juróomi fan ci weeru février bii di ñëw buñ fa yeggee ñu dara dugg ci biir dossier bi. avocat bi maanaam attekat bi sax laay wax moo ko njëkk wax waaye nag ordre des avocats ñëw dëggal ko muy nag dàqub maître El Hadj Diouf ci procès bu Khalifa Sall maître El Hadj Diouf moom nga xamante ne nag dafa amoon rek taxawaayu partie civile ne loolee nag la bëgg a doon ngir nag layal mairie bu Ndakaaru loolu taxoon nag ba attekat bi nag ne mënta nekk loolu it la ordre bi wax ndax nee nañ dafa sax jalgati kon tëralinu ordre boobee dañ ci ànd ak Habib Faye ma teewoon démb ci seen janook taskatu xabaar yi. bâtonnier bu ordre des avocats dogal na génne maître El Hadj Diouf ci procès gi ñeel Khalifa Ababacar Sall maître El Hadj Diouf moomee sax dafa wàcc yoon di kàddu secrétaire général bi. maître El Hadj Moustapha Diouf bi mu mujjee pare président dafa jàpp ne tere biñ ko tere woon bi ko bâtonnier tere woon pour mu taxawu Khalifa Ababacar Sall wàcc na ko kon du mën a continuer ci procès bi moom El Hadj Moustapha Diouf dootul continuer ci procès bi waaye ñàkk teewam ci décision bâtonnier bi la jógee parce que dañ ko ñëw nañu wax ko bâtonnier ne ko lii lañu constaté bâtonnier ne sunu règle yi nañ ko génne xamal ko ne mënatu la toog di layool pour Khalifa Ababacar Sall loolu réglé woon naa ko mais mënatu la ñëw it di layool mairie bu Dakar. waaye loolee luñ ko notifié la te itam sax rafet njort moo ko ci dugal. la mu tontu également da koy jébbal avocat bi mu concerné waaw mais El Hadj Moustapha Diouf. am na notification décision bi njort bu rafet jàppoon na ne mën na ñëw pour mairie bu Dakar parce que bâtonnier daf ko ne woon mënoo taxawu Khalifa Sall moom loolu la jàppoon ma ne gëm naa loolu mu jàppoon bi ma waxtaanee ak moom bi ma xoolee également passeem ndax doon na ministre de la République te nag ñu tànn la def le ministre du ku nekk la ko yàlla di jagleel ci réew muy benn ñaareel bi ñaari yoon doon na député li tax ma ne ñaari yoon mu doon député mais député yi ñoo defar loi yi. sunu ñetti at boo arrêté say fonctions mënutoo constitué pour ou contre l'État. l'ordre des avocats ñoom bokkuñu ci procès maire bu Dakaaru bii. dañuy audience mais audience bu toll ni bu amee ak na mu rëyee ak enjeu yi ci nekk ak yëpp rafet na ordre des avocats ni kat man léegi. damay tànn ci samay ñoñ ñoo xam ne dañ fay ñëw teew pour teewal fa bâtonnier bi bu audience bi commencé ba muy jeex bis bu yàlla sàkk. l'ordre des avocats ñoom tranché nañu ba noppi ci kenn ci seen membre ya bokkoon ca procès bu Khalifa Ababacar Sall maître Ndiéguène ne ñoom fii la ñu nekk ngir rek gérer li ñeel audience yi ci procès bii yokk ci tamit ne ab comité de veille teg nañu ko ngir rek ñu gën a mën a saytu mbir mi ngir mu jaar ci yoon. sagara ngay xeeñ ci makkaan bu APR Biscuiterie coordonnateur communal ba nag mooy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu dàq Arona Coumba Ndoffène Diouf ci parti bi maître Djibril Wal moom gën a sori ci mbir ma ndax mboolem sax lu yëngu-yëngu Arona Coumba Ndoffène Diouf moom dafa taxaw rek ci ñu daal di koy dàqal Maymouna Ndiaye Younous Diatta demoon nañu démb ñoom it ci seen jano ak taskatu xibaar yi.
gannaaw xeex yi ñu nemmeeku woon ca APR Biscuiterie yi fan yi ñu génn coordination bi nga xam ni moo ëmb commune ba te fare ca parti ba li mu bëgg mooy Arona Coumba Ndoffène Diouf ñu génne ko ci parti bi. dañuy demander à ce que nga jël une décision contre vraiment ki nga xam ni moo di Arona Coumba Ndoffène Diouf ndaxte jaxase na commune bi te nag am nañu benn témoin boo xam ni. témoin yoo xam ne am nañ témoin yu bëre mais da nga am benn témoin boo xam mooy témoin bu mag bi mooy ndaxte moom mooy ki nga yónni woon koo xam ne moom mooy sa premier collaborateur di maître Oumar Youm bi nga xam ne moom tamit ñoo ngi koy massawu. maître Djibril War moom yamul foofu ndax nee na lépp loo xam ni ay yëngu-yëngoom la woon ci parti bi daf koy dakkal. j'ai fait ce que j'ai pu. 2007 ak léegi du ay fan ànd bu yàgg la. amul dara nag lu may rëccu ci ànd bi man ak président de la république Macky Sall am na ñoo xam ne dañ maa jege li ñu ma doon wax mooy maître yow xanaa bëggoo dara ankay bëgg naa dara ndax am na ay projet yu bari yu may mbébét yu may xaar wante nag lu jot rek yomb tey jii nag li ma gis man daal xaw ma ko te nag am na ay activités yoo xam ne maa ngi ko doon def ay yëngu-yëngu ci biir parti bi li ma bëgg rek mooy dakkal ko ba gis du ma xam. j'ai envie de geler mes activités dans l'APR. li xew fan yi ñu génn ñii nga xam ni ñooy kilifa ci APR te bokk ci Biscuiterie yi nee nañu bëggatuñu ko faa gis ci seen commune gannaaw loolu nee nañu bëgg nañu dem fa mbaxana doonee benn ndax kat dañoo bëgg lu mel nii du fi mës a amati. Maymouna Ndiaye Arona Coumba Ndoffène Diouf moomee jéem nañu jokkoo moom sax ci subaak léegi waaye mujj la sotti du ñàkk xëy nañu am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar jëruñ di ndénk wàllu napp gi di Oumar Gueye nee na nag mboolem mool yi ñu teg loxo fële ca Mauritanie daañu leen nag bàyyi na mu gën a gaawee ndax juróomi fan a ngi nii kon ñu teg leen loxo ca réew moomee jëruñ ji nag teg ci ne seen i jumtukaay tamit dinañ fexe rek ba ñu jot ko kàddu yi nag mu ngi ko yëkkatee ca diwaanu Ndar ba mu yeggee rek njaalam njabootu ki nga xamante ne ni moom la ñu faatoon ci ay bis bi rek fële ca Mauritanie loole nag mi ngi ca teewaloon jiitu réew mi Macky Sall Oumar Gueye ñu teewlu ko jëriñ ji ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. jàmm rek am ñuy gërëm tamit population bu Ndar ci jàmm ak dal bi ñu am après ba mbir mi ñu delloo ko ci loxo suñu borom ñi ko war a régler ñi ngi koy régler encore une fois muy président de la République ak gouvernement di wax ni rek li am solo mooy ñu continuer liggéey gëm ni président mbir mi jël na ko en main te solution incha allah dina am. li ci des mooy ñi nga xam ne ñoom lañ fa téye muy juróom-ñett yi léegi nii bi ñu toogee di indi njaalul président ndax loolu moo ñu fi indi tey indi njaalam ci famille bi président naqarlu ko mettitlu ko wane ni mi ngi ci seen wet mi ngi ànd ak ñoom tiis bi ak naqar bi. bi ñu toogee le gouverneur jokkoo ak ki nga xam ne mooy suñu ambassadeur moo wax ni fii ñu toll temb moom mi ngi foofu pour lijjanti ni ñu leen libéré ci nu mu gën a gaaw te loolu dafa bokk ci ndigal yi président jox ministre des affaires étrangères Sidiki Kaba pour que mu taxaw ci nu mu gën a gaawee ñu bàyyi xale yooyu bàyyi leen ñu jéem a lijjanti tamit problème matériel boobu xam ne moom la ñu téye foofu. la jëm nag ci mool yi nga xamante ne nii bari na lool lu ñu leen di faat ca réew ma Mauritanie Chérif Sidi Bouya Aïdara moom nag àdduna ci moomee sax mi ngi rek sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall muy wax ak léeg-léeg ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy kilifa diine yi ndax jàpp ne ni ñoom it am nañu kon cër bu baax a baax ci wàllu woowee ndax tey jii ku leen may nopp mën nañ laa xelal lu tax nag kon faat yooyee mën a dak ñu teewlu ko moom Chérif Sidi Bouya Aïdara ci micro Cheikh Anta Diop Seylatir. yaakaar naa kii ci suñu kanam moom moo nekk Cheikh Sidi Bouya nga xam ni doomu Sénégal la fii la juddoo ci Sénégal 1936 à Saint-Louis fa la juddoo. Senghor bi mu jëlee réew mi jiim na mu wax ak man ma bañ. Abdou Diouf moo ko remplacé may waaf rek Ablaye Wade di xamal nekk président Macky Sall ni man yàlla may na ma lu xam ni mën na dimbali réew mi
ma bindoon ke leetar ni bëgg naa ko gis pour ma day ko loolu xam naa ni bis bu ñu toogee incha allahu balaa 6 mois danaa wan président nitu yàlla lu mu mel wax bi xibaar bi lu ko indi jën ku ko yor yàlla inna lillahi ibadun ida xalafu alayhi la abarrahum waa géej fu ñu mos a jaaxale dañu dal daw si ñëw ti man waxtu bu ñu ñëwee ti man yàlla dina leen suture nangook mu bokk kon ci njabootu Cheikh Sadbou Aïdara ñu wax nag ci centre Kouemo bi nga xamante ni daloon nañu ko démb ca hôpital Fann centre Kouemo nag mooy centre pédiatrique boobee nga xamante ne ni moom mooy taxawu xale yi amee ay jafe-jafe ci wàllub xol centre boobee nag kon ba ñu ko sampee ak léegi jot na sax opéré ay xale toll na ci téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñu ne nag opération bu ne ñetti millions la ak juróomi téeméer junni ci suñuy koppar Fatimata Ba demoon na rek foofee ca centre ba ñu teewlu ko. benn at ginnaaw bi mu tàmbalee liggéeyam centre cardio-pédiatrique Kouemo bu Dakar daal di def lu toll ci téeméeri opération ak juróom fukk ak ñeent centre bii nga xamante ne dañu fay faj xale yi amee jàngoroy xol nag doon benn ci Afrique sowu jant. li ñu tàmbalee woon mooy daan jël ay xale di leen jéem a yóbbu France pour ñu opérer leen bi waxtaan bi ak suñu àndandoo ak mbokk yi gënee jëm ci kanam ñu indi ay nit ñu ñëw fii di opérer ay tubaab yu ñëw fii di opérer pour ñun waaye ñu dem nag ba xalaat ni ñu defal ko suñu bopp mooy gën loolu moo waral ñu dimbali ñu ak ay partenaires ak état sénégalais pour ñu tabax centre bii nga xamante ni moom ngeen gis fii tey li ñuy laajte 3,5 millions la pour benn intervention bu nekk waaye jàpp nañ ni bariwul ndax bu fekkente ni da nga dem fu mel ne France wala Maroc gi bu ñu opéré xale bu mel noonu ñi ngi koy laaj ñun bu ñu laajtee 3,5 millions ñoom ñi ngi koy laaj lu tolloog 12 millions. fii ci Sénégal feebaru xol moo ëpp lu muy faat que si bureau loolee docteur Bara Diop moom moo ko xamle li mu bëgg nag moo di nguur gi daal di gunge structure bi. Au Sénégal nous avons 500 000 naissances par an. On estime à ça. fii ci Sénégal juróomi téeméeri junni xale ñoo fi juddu at wu nekk juróomi junni yépp dañuy amee jàngoroy xol fii ci Afrique itam benn centre boo ko gisee lu ëpp fanweeri million ci doomu aadama daanaka ñoo ci faju kon nag xam ngeen ni loolu matul. bu ñu amee nag centre bu mel nii mucc ay dañu koy rafetlu sàkku ci nguur gi nag mu gunge centre bi gunge ko fexe ba koppar yi ñu ciy dugal ñu jotaat ci. offerte et pourra permettre d'autonomiser complètement le fonctionnement de ce centre et surtout permettre un recouvrement des coûts. centre bi nag fondation Kouemo moom moo ko daal di financé koppar yi toll ci juróom-benn million euro ci xayma ci CFA mu toll ci ñeenti milliards mu doon loo xamante ni rafetlu nañ ko. Je remercie ces pays merveilleux avec l'Italie. Il y a un grand lien depuis longtemps pour avoir permis à la fondation de bâtir cet hôpital. C'est un centre modèle qu'on peut reproduire. Alors vous avez vu, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas 6 étages, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique un plateau technique qui permet quand même qu'il y a une possibilité d'opérer près de 1000 malades par an. centre bi nag personnel bu polyvalent moom moo fi nekk ñoom ñëpp nag daal di rek rafetlu liggéey bi nga xamante ni Maria Elena Kouemo ak Alain Deloche def nañ ko inauguration bi ñu jàpp ko nag àjjuma ji ci teewaayu première dame yu Sénégal ak bu France. jaajëfal ko bu baax Fatimata Ba askanu Jilaxaar nekk nag ci diwaanu Kaolack ñoom ña ngay sàkku rek ab maternité ak infirmier ngir nag seen poste de santé boobu nga xamante ne sax ñoom ñoo daal di rek natt ngir tabaxal ko seen bopp loole nag jaarale ko ci seen mbootaay boobee ñu duppee ànd taxawu Jilaxaar ñu teewlu ki nga xamante ni moom moo wax ci turu mbootaay boobee Mass Thioub lay wuyoo ci micro Ibrahima Diamé. ñu defoon priorité poste de santé bi yàlla ci mbaaxam ak ci jàppandalam fexe ñu waxtaan ñoom ci seen biir dajale xaalis bu takku def équipement yi ngeen gis dëkk bi amagul courant Jilaxaar amagul courant
wante ànd taxaw Djilakhar indi na ay panneaux solaires ci poste bi indi na équipement yi war ci poste bi dolli na matériel lu poste bi ànd taxaw Djilakhar recruté na infirmier chef de poste ànd taxaw Djilakhar joxe woon na ci jamono yooyu téeméeri junne ak ñaar fukk ngir ñu tàmbali IB bi loolu ci lañ tàmbali ci loolu la ñuy rouler ba léegi ñoom ànd taxaw Djilakhar yooyu nag taxawaay boobu rafet na macha allah ñu ngi leen koy feeñal moo tax nag ñu ngi yëgal préfet ñu ngi yëgal maire ñu ngi yëgal district bi ne leen ànd taxaw Djilakhar googu dey bu nguur jàppalee rek dana gën a baax parce que Djilakhar dëkk bu mag la wax naa léegi ne Djilakhar bokk na ci dëkk yi gën a rëy ci commune bi maire bi du ma weddi kon nag dëkk bu rëy dafa laaj mu am néegu wér-gu-yaram néegu wér-gu-yaram woowu yàlla indi na ko ci ayu maire bi ci la ko yàlla dogal waaye rafet na ci macha allah boobu ba léegi ñu ngi gunge ante waaye nag li gunge bi rafet du tere bu bés bii ñëwee li ñuy bég ñu wax soxlay Djilakhar soxlay Djilakhar mooy waa district mooy maternité soxlay Djilakhar mooy sage femme soxlay Djilakhar mooy infirmier chef de poste bi nga xam ne statut privé la yore te jàmbaar la mi ngi góorgóorlu ñu fexe ba mu am beneen cachet bu gën a ñoŋal liggéey bi ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum. fu soriwul dara Kaolack Kaffrine foofe nag lu toll ci fukki poste de santé ak fukk ak ñeent ci agent ñoom nag la ñu sargal ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii ñi ngi koy liggéey ci loolu yi tamit daal nañuy rek jox poste de santé yooyu ay garab ndax bari na lool li ñuy am ay jafe-jafe ci wàllu garab ñu teewlu docteur Ndeye Mbacke Kane moom mooy médecin chef bu district bu Kaffrine ñu teewlu ay kàddoom ak Ibrahima Diamé. dañu doon organiser benn cérémonie ñu tuddee ko journée de l'excellence parce que dañu gis ne agent yi dañuy liggéey benn année ba mu jeex te dafa aaju aussi nit ki buy liggéey nga toog des fois nga ne ko jaajëf parce que day tax nit ki gën a sawar donc loolu moo taxoon ñu organiser journée bi ci journée bi aussi dañu identifier fukki poste de santé ñu ne ñi nga xam ne ñoo gën a performant te loolu aussi dañ ko def ci ginnaaw bi ñu gisee ne dafa am ay programme yoo xam ne moom la ñuy liggéeyee te programme yooyu dafa am ay indicateurs phares ñu xool poste de santé yi nga xam ne ñu ëppale performance ci indicateurs yooyu ñu ne xaar leen ñu primé leen 10 postes de santé la mais aussi ay agents ñu identifier 14 agents ñu primé leen mais aussi services yi nga xam ne li mel ne que région médicale ñi nga xam ne dañuy appuyer techniquement aussi ñu primer leen mais aussi l'hôpital pour collaboration bi nga xam ne am nañ ko ak moom bu loolu jàllee aussi primer nañ ay maire di wax aussi que lii dañ ko def pour gën a ñoŋal faj bi pour que santé bi gën a améliorer parce que bu fekkee nit ñi sawar nañ motiver nañ leen loolu day tax vraiment ñu gën a sawar mën a liggéey bu mucc ayib te dina tax aussi ñu servir d'exemple pour que ñeneen ñi mën a xool ci ñoom pour mën a góorgóorlu parce que jaajëf day yokk ngóor rek loolu moo taxoon ñu vraiment ñu organiser journée bi pour améliorer te organisation bi aussi ñun demuñu jënd leneen lu dul matériel boo xam ne dañ koy defaat ci poste de santé yi pour que renforcer plateau technique bi pour xool li nga xam ne poste yi dañ ko manqué ñu jënd ko jox leen ko ñu gën a liggéey te loolu lañ sotti ci def si rek la parce que dañu bëgg vraiment ñoom ñëpp ñu gën a am ay résultats moo tax ñu gën leen appuyer pour loolu. coow am na ca Abéné nekk nag ca commune bu Kafountine foofee nag ñu ne ab usine bu ñu fa samp moo juro coow usine boobee nag di yëngu ci lépp loo xamante ni mbirum jën la luy bàyyeekoo ci géej gi ñu ne nag ay chinois ñoo ko moom askan wa yeew foofu nag ne lu ni mel bëgguñu koo dégg benn yoon maire ba nag ma ngay setal boppam muy maire bu Kafountine ndax nee na daal moom la mu waroon def na ko site booba nag nee na askan wi ci jëmi boppam ñoom ñoo koo jaay Boubacar Diassi Lamine Mandiang. coow jip naa ci ubbiteef am usine bi ay chinois moom tey liggéey ci wàllu jën ci tefes bu Abéné nekk ci commune bu Kafountine ñiy yor ay barabu liggéeykaay ci wàllu tourisme bi ne bii usine lorangeem moo ëpp ay njariñam lum ñu jural ci coono guddi bi kenn rawul saxaar bi kenn mënul noyyi voilà des milliers d'oiseaux ont volé devant moi. teg naa bët ay junniy picc yu naaw dem seen yoon. Et quand je suis une femme qui se réveille à 4 heures du matin des fois pour marcher. te man damay faral di yeewu xaaja guddi. gis naa fii sax ay mbonaat yu toxu. Ils ont changé de chemin voilà alors tout est bouleversé léegi ñoom état bi lan la ñuy décider man Macky Sall laay oote au ministre xawma pêche au ministre tourisme parce que ñun ñoom la ñuy am pour mun a évoluer. Je suis résidente depuis 9 ans à Abéné. man maa ngi dëkk Abéné depuis juróom-ñeenti at te nekk Sénégal depuis fukki at ak juróom lan moo tax ñu am mairie bu ñu musul woo boole ñu ci ay waxtaan ngir wax ñu li fiy xew. Nous expliquer ce qui allait se passer ici. jaraaf bu commune bu Kafountine joxe fi yenn ci ay leeral. campement villageois la woon mais campement boobu dafa dem
mais fonctionnetul site bi mu nekk daanaka àll donc population yi ñoo jël seen responsabilité naan dañ koy joxe pour que chinois yi mun a def seen usine foofu parce que chinois yi tamit bu ñu ñëwee ci la ñu waxtaan ak population yi dafa am ay promesses yu bëri yi nga xam ne kenn mun ko bañ mais lu ñu délibéré dafa leer unité industrielle de traitement de produits halieutiques maanaam lépp luy defar jën di ko jaay et cetera sauf huile de poisson ak farine de poisson lii la ñu def parce que xam nañu ne loolu état daf ko tere bu ñu ko naree am dérogation lay doon bi nga xam ne ñoom ñooy def démarche yooyu pour jot dérogation boobu noonu donc ñun li nga xam ne loolu mooy suñu engagement respecté nañu ko joxe nañu suuf si maintenant ñoom ñoo des ci seen engagement yi. investisseurs yi ci tourisme bi ne dina jafe ci ñoom ñu des ci condition ci Abéné li ci wéer mooy suñu xasee ba dem dina doon lu métti ci ay borom kër yu bari yu nekk di liggéey ci secteur tourisme bi ci Abéné. jaajëfal ko bu baax Boubacar Diassi ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndeyam si yàlla Fatoumata Makhtar Ndiaye doomam Adama Ba xëy na di ko jooy ci l'Observateur bi leen journal bi Adama Ba nee na yaayam xaalis taxul ñu faat ko gàllaaj ji ay mystique taxul ñu faat ko ki ko faat dañ ko sant te kii boom seen yaay wax na ci message vocal ñëpp di ko dégg muy xamle ne dañ koo reyloo soxna si Adama Ba tegal ci wàllu Observateur ne am na ay nit yu nekk jamono ji di wër di wax lu dul dëgg ngir bëgg a jaxase xelu askan wi yéenekaay bi dañu bu ñu fàttali ko moom Fatoumata Makhtar Ndiaye ne woon 5e vice-présidente bu conseil économique social et environnemental doonoon it coordonnatrice bu jigéeni APR ya ca département bu Pikine fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 2016 ci la ñu ko boomoon ca këram ga ca Pikine ci anam wu ñaaw ba ñëweele enquête ba ci la ñu gisee ne ab chauffeuram di Samba Sekou Sow moo bëggoon a takk jabar soxla woon 300 000 amu ko demoon doon ko sàcc ci armoire soxna Fatoumata Makhtar Ndiaye soxna sa bett ko fa fekk mi ngi yor paaka ca paaka boobee la ko raye lii la enquête bi wax taxoon ñu jàpp waa ji tëj ko yéenekaay bi nee nañu wax joojee yayul njaboot gi gëmuñu ko gis ak i gët dana yokk ngëm-ngëm njiitu réew France di Emmanuel Macron mi ngi ci réew mi Sud Quotidien nañu démb yam ak benn fan ci weeru février ci la yegg si Sénégal ngir nganuk ñetti fan gum fi war a amal li ko fi indi Sud jàppe ko jëflante mu di coopération gu ànd ak junniy facette ñaari réew yi mu di Sénégal ak France seenub ànd dafa yàgg dund nañu histoire bu ñetti téeméeri at ak juróom fukk réew mi Quotidien xëy rapport yi am ci diggante ñaari réew yi di Sénégal ak France njiit réewum France Vox Populi nañu yegg na démb ci réew mi ànd ak l'homme des affaires yu bëri njiit réewum France di Emmanuel Macron ci Sénégal journal bi gis ne du fuy tonk du franke ndax entreprise yu bëri yi fépp solo ëpp fi doole ci réewum Sénégal réewum France moo ko moom la tribune nañu Emmanuel Macron fa mu wokk xasanul fausse piste la def ci ngan gi mu fuy amal Le Quotidien nañu ñoo ngi koy séentu ca Ndar war naa ànd ak président Macky Sall dem ca Langue de Barbarie leneen li ko fi indi Quotidien gis ne bokk na ci waxtaane wàllum changement climatique ak wàllu njàng meek njàngale mi la Sénégal nañu ci xëtam mu njëkk lu jëm ci ponk boobee mu di wàllu njàng meek njàngale mi ak financement bi ñu cay waxtaane Macky Sall ak Macron jamono yi ñu toll ñooy leaderu àdduna bi Soleil national ni ñu ci guddi yi ñu toll Ndakaaru mooy capitale éducation bi ak ndaje mi ñu fay waajal juróom-ñeenti njiiti réew yegg si nañu fii ci Sénégal juróom-benn fukki ministre ak juróom-benn ay kilifa ca Banque mondiale ay kilifa ca UNESCO ak ci organisation internationale de la francophonie ñoom ñëpp ñoo ngi ci réew mi ndaje mi jëm ci wàllu éducation bi moo leen fi indi Vox Populi nañu kiñ doon laam-laame ak ñëwam kiñ fi bëggoon a def am kenn bëggul di waykat bu jigéen bii di Rihanna moom it mi ngi Sénégal démb la yegg si Dakar Direct Info moom li mu seetlu ci nganuk Emmanuel Macron gi moo di président Macky Sall jëlee na fi li fi woon ne li ñu daan gis moo di njiitum réew buy gana si réewum Sénégal dañu koy teextu ak xumbeel Macron ñëw na xumbaay amu fi mbumbaay amu fi rumbaay amu fi nganuk Macron gi yéenekaay bi nañu daanaka ci wàllu éducation di njàng meek njàngale mi lu ca bari ca la tege L'Observateur nañu ci ngan gi président Macky Sall amee na ca ñaari ndam ci wàllu diplomatie visite d'état bu Macron bi ak ndaje mi ñu tuddee panel partenariat mondial ci wàllu éducation Walfadjri nañu Emmanuel Macron ci nganam gi ci Sénégal ci la nar a gisee lu mu musut a gis ne ñaxtukat yi opposition bi ñoo ko fi nar a wane biddiw bëccëg Thierno Alassane Sall xëy na gis biddiw bëccëg ci journal Source A ubbi leen yéenekaay bi Thierno Alassane Sall ministre énergie ba woon Thierno Alassane Sall njiital mouvement bii di République des valeurs Source A nee nañu ay valeur na ko rey ndax Thierno Alassane Sall soppi ko xubbi ko lu ko yomb la Thierno Alassane Sall gëmul dara yéenekaay bi nañu keroog ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août atum 2016 li mu waxoon ci wàllu pétrole beeg gaz bi boo ko méngalee ak li mu waxoon keroog fanweeri fan ci weeru janvier 2018 bi ko Ousmane Sonko invité ci dédicace livre bi wax ja dafa mel ne yàlla ak yàlli Les Échos
nañu ñoom ñett ñooñee di Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye ak Ousmane Sonko ma leen invité woon ñu doon ŋàññaka xaxaraka yàq xeme Macky Sall ak rakk ja Alioune Sall ñoom ñett ñooñee cadre républicain yi wax na leen musiba bànneex ci l'Observateur football katu Sénégal bii di Zarko Touré takk na doomi guitare kat bii di Jimi Mbaye Les Échos nañu ndaw si Mama Mbaye la tudd di doomi Jimi Mbaye moo ne woon ci série mbetteel latéral gauche bu équipe nationale bu Sénégal di Zarko Touré moo ko taakale Pape Kouli Diop xëy na taakale Aliou Cissé yër leen xët mu njëkk journal Record Pape Kouli Diop nee na ba àdduna bi tukki Aliou Cissé du ma masawoo. jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje 19h30 ak 20h te yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn daloo jàmm te di ko sàkku ci yéen.